et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour. Asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateur auditeur Asfiyahi TV man la El Badou ñi ngi ma dellu siwaat ci dimanche bi di leen nuyu di leen ziara di leen ñaanal yàlla jàmm di leen ñaanal yàlla yiw di leen ñaanal yàlla sutura ñun ñëpp yàlla ñu ko yàlla boole defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ziar nag suñu kilifa sëriñ Babacar Sy Mansour bu ma ko ziara naa sëriñ Moutala Mbacké ziara naa tous les chefs religieux yi nekk ci Sénégal nga xam ne ñoom ñoo bokk ngànk diine ji ma dellu siwaat nag tey di dalal sama benn grand sama frère docteur Mamadou Makhtar Ndiaye nga xam ne ñëpp xam nañ ko dinañ ci dellu siwaat sama droite sama gauche mooy dalal maam Khadijatou Diarra soxna Khadija Diarra moom it dinaa ko bàyyi léegi mu présenté wu mu ñu wax nag ci ñëw ci benn thème ndeysaan war a échanger pour harmoniser la communication autour de la Covid-19 avec tous les acteurs de la lutte publique, ONG, acteurs communautaires et presse. Ñu def nag focus sur le traitement de l'information pendant cette période de pandémie et la prise en charge dans les centres de traitement mu nekk thème bu yaatoo yaatu boo xam ne ni dinañ ci xam lépp lu ñu bëggoon xam te mu limte ñu ci na pandémie à coronavirus bi ñu nekk docteur maa ngi lay dalal di la bàyyi nga présenté wu. jërëjëf Badou ñi ngi nuyu gën a tedd ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di ñuy déglu di leen gërëm aussi ci dalal bi ngeen ñu dalal di nuyu gën a sell kilifa yi nga xam ni ñoo amal télévision bi ak rajo bi di leen aussi ndokkale ci liggéey bi nga xam ni liggéey bu rafet bi nga xam ni taxawu ngeen ko surtout jamono yi nga xam ni jamono yi tiitaange la ak njàqare bi nga xam ni mbas mi ñuy wax Covid-19 dugg na ci réew mi ba léegi donc man la docteur Mamadou Ndiaye médecin de santé publique la man lañ dénk ma coordonné li nga xam ni moom la ñuy wax la cellule d'alerte Covid benn kuréel la bu ñu amal di déglu ñi nga xam ni dañoo am ay mandarga ni dañoo feebar ci feebaru Covid bi ñu war leen déglu war leen tegtal war a fexe ba nga xam ni li ci war ci ñoom ñu def ko donc ñi ngi gërëm ñëpp di gërëm sa technicien yi vraiment di rafetlu aussi suñu teewaay bi fii ak suñu soxna si soxna Maam Diarra soxna Khadija Diarra di rafetlu vraiment teewaayam fii xam naa ni waxtaan wi ñu ñaan yàlla mu nekk waxtaan woo xam ni dafay amal njariñ ñi ñuy déglu ak di ñuy seetaan. amiin yaa rabbal aalamiin. Donc docteur Mamadou Ndiaye est coordonnateur de la cellule d'alerte Covid-19 à la direction de la prévention du ministère de la santé comme ni mu ko waxee soxna Maam Diarra sorewul ak soxna Khadija. soxna Khadija mu bàyyi la nga présenté wu. El Badou maa ngi lay gërëm di nuyu téléspectateurs yëpp. di nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa kër gi di nuyu aussi ki ma bokk ak plateau bi di ziyaare kilifa diine yeeg kilifa aada yi fàttewuma kenn tàmbali ko ci suñu kilifa di Serigne Babacar Sy Mansour di ziyaare aussi seen kilifa kër gi di suñu frère di ku ñu yàgg jokkool yàgg liggéeyal ci wàllum xadara bi ak lépp lu jëm ci communication di la sant di la gërëm aussi ci tàmm gi ma tàmm ngir mën a ñëw toog
am teewaay ci waxtaan yu am solo gi ñu nar a def di ñaan yàlla comme ni ko sa naataango bi waxee docteur Mamadou Ndiaye bu ñu fi jógee incha allahu rabbi ñaan yàlla lépp liñ fi wax mu amal ñu njëriñ amal njëriñ askan bi amal njëriñ Sénégal yëpp. comme ni mu ko waxee soxna Khadija Diarra est communicante chargée de presse au niveau de la cellule de communication de Tivaouane. donc moom bu fi jógee mu war a nekk benn relais boo xam ne nii nañu arrangé yóbbu jëlal ñu information yi ñu fi jëlee yóbbul ñu ko ca xadra bu tedd ba et partout ailleurs. incha allah donc docteur ñu ñëw ci waxtaan wi. ñu gis ne dans le contexte de l'épidémie à coronavirus de nombreuses informations circulent. il est parfois difficile d'en extraire le vrai ou le faux. du faux donc da ngay gis ne coow li bari na ku nekk waxee nu la neex. depuis les premiers cas notés au Sénégal ministère de la santé dafay tenir benn point de presse quotidien boo xam ne nii day relater coronavirus bi fi mu toll ak li ci xew di lim cas yeeg yooyu. le fait de relater quotidiennement le nombre de cas est-ce que boobu stratégie c'est la meilleure des stratégies. waaw El Badou ñu ngi lay gërëm ci laajte bi xam nga ñun dara dañu war a waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo ñuy déglu ak dañuy seetaan ñu wax leen ni lii nga xam ni mooy mbas mooy épidémie dafa faral doon am di àdduna sosoo ba léegi te bokk na ci li nga xam ni moom lañ sant kuréel gii di ministère de la santé et de l'action sociale mooy mu amal bànqaas boo xam ni mooy saytu lépp loo xam ni mën a nekk feebar boo xam ni buy am day am ci mbas wala sur le plan sur le modèle épidémique. léegi direction de la prévention am na benn division bu ñuy wax division de la surveillance et de la riposte vaccinale. moom bokk na ci liggéeyam muy saytu ci réew mi yëpp képp fépp foo xam ni semaine bu nekk ay bis bu nekk ñuy seet nan la ñuy di saytoo di ubbi suñuy bët di xool feebar bi ban feebar moo mun a am ba nga xam ne mën na nekk feebar boo xam ne day indi épidémie. loolu suñu liggéey la. ñuy càmbar aussi ñëpp ñi nga xam ni dañuy liggéey ci wàllu docteur bu may wax nag ci wàllu liggéey wàllu docteur waxuma rek ñi nekk ci hôpital yi mais ñi nekk ci gox-goxaan yi poste santé bi gën a sori dañ leen di càmbar ci nan la ñuy xàmmee feebar boo xam ni mën na indi liñ naa épidémie parce que xëy na jamono yi ñu nekk mooy Covid 19 bi moom moo lëmbalee àdduna yu wërgal képp. mais am na fi yeneen feebar yoo xam ni boo amee tamit day am ci épidémie. mën nañ ci wax choléra mën nañ ci wax méningite. mën nañ ci wax même Ebola mën nañ ci wax yeneen feebar te feebar yooyu dañ leen di càmbar di leen bés ay bés bu nekk dañuy seet ba xam am na wala amul. léegi bokk na ci ni leen tànk càmbare yi mooy ñaanuñu ko yàlla bu épidémie amee bokk na nga di communiquer mooy waxtaan communiquer bokkul ak information rek. ngay waxante xeet wi selon épidémie bi nga am nan la ñuy fexee bu d'abord ñu fexe bu mu bañ a dugg ba pare bu duggee ñu fexe li nga xam moom lañ koy gàttandu war ko mën a génne taxawal ko mu yam foofu bañ a lor doomu aadama yi dafa ni nag guléet feebar bii moom dafa nekk bu xam ne kat ni jon defe naa ñi mu sonal du ñun rek sonal na wërngal àdduna wërngal képp mais bokk na ci loolu bis bu nekk nga mën a taxawanteeg waa askan wi wax leen feebar bi fan la toll ci biir réew mi loolu moo tax ñuy amal bis bu nekk loolu nga xam ni moom mooy point de mun moo ko sax point de presse mais bis bu ne ñu amal benn taxaw seetlu wax nit ñi ne leen ah feebar bi de fii la toll suñu réew ñu wax mën a nekk loo xam ni nag information la bu ñu leen di jox point du jour. waaw point du jour. baax na voilà. waaw dinañ ci gën a xuusaat ma ñëw ci Soxna Khadija. Soxna Khadija ñu gis ne les populations ont systématiquement rejeté la maladie. Certains disent que en fait c'est à cause du mauvais traitement. ñu nit ñi daal dañu gëmuñu feebar bi. gëmuñu feebar bi li ci bari gëmuñu feebar bi mais xaj na nanguwuñu information yi nga xam ne ni di ñu jóge ci waa kër docteur di ñëw ci communauté yi. ñenn ñi gis ne c'est à cause du mauvais traitement de l'information ñenn ñi gis ne rumeurs yi la. yi nekk autour de cette maladie ak des fake news ñu léeg-léeg nga gis ay vidéos yoo xam ne nit ñi dañ koy def di weddi amu feebar bi ak lu ñu demee
bon donc tout cela traduit le déni ou la peur de ce que les Sénégalais ne savent pas. ak yooyu naka nga lan nga ci indi. pour lan moo tax nit ñi systématiquement rek ñu jékki-jékki rek dal di bañ feebar bi. xam nga li nga am na loo wax ci ba ngay poser sa question lu am solo mooy Sénégalais yi dañoo xamul feebar bi lan la te loolu li ko indi mooy mën nañu wax ci gis-gis biñ ci am ñun. mën na am mauvaise communication la ndax nit ki buy ragal day ragal li nga xam ne xam na ko waaye lu nit xamul mënu ko ragal ndax xamul nu mu koy gaañi xamul ndax dina ko gaañ walla du ko gaañ feebar bi depuis le début damay faral di wax ni dañu communication biñ ci am dafa xaw a irrégulière ndax nit ñi ba ñu tollee ci war a xamal nit ñi sensibiliser leen ñu am benn prévention moment boobu communication bi ñu gën a def mooy tiital nit ñi ndax seetlu nañu début bi fi feebar bi di dugg si dañu gis nañu ay boroomi xam-xam walla ay docteurs yi ci bëri yu doon toog ci ay plateau walla def ci ay vidéo di ko partager ci réseaux sociaux yi nit ñi di ko partager di wax ay mbir yi nga xam ne dafa tiitaloon population bi sans que ñu wax leen nan la ñuy def ba mën a protéger seen bopp sans que ñu wax leen nan la ñu parce que moment boobu xamuñu feebar bi te ba tey feebar bi kenn xamu ko ba tey kenn xamul lan la ndax virus bi nga xam ne dafay muter dafay changer bis bu nekk virus ba nekk Chine dafa am mutation bokkul ak ba nekk France bokkul ak ba nekk États-Unis wala bi nekk fii ci pays tropicaux yi kon li ñu waroon a njëkk a def mooy ñu prévenir nit ñi sensibiliser xamal leen ne leen waxtu bi ñu tollu kat liñ leen mën a wax mooy ngeen protéger seen bopp na ngeen di protéger woo mais ngeen sol seeni masque loolu la ñu waroon a njëkkee wax ko nit ñi ba pare nag xamal leen ni exactement ñun xamuñu lii lan la waaye dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba xam lu mu doon te lépp luñ ci mën a dinañ ko def ndax boo xoolee ay réew yu mel ni ay France feebar bi ñoom amuñu benn stratégie bi nga xam ne dañ ko définir depuis le début mais au fur et à mesure par rapport ak données yi ñuy am saa yi ñu saytoo am ay résultats ci données yooyu la ñuy définir nan la ñuy mën a communiquer ak informer def seen plan def def nañ fi confinement après def plan de déconfinement di dem di évoluer au fur et à mesure fa problème bi di toll léegi nag fii dañu communiquer wul ba nit ñi xam lan la ñu war a def ak lu waral confinement bi bañ koy def la moo waral couvre-feu bi bañ koy def la moo tax ñu war a sol suñuy masque la moo tax ñu war a nit ki nga xam ne xamul loolu expliquer woo ko utiliser woo ay mots yi nga xam ne mën na comprendre lii nga ko ne defal lii lan moo tax moo waral nga wax ko bu boobaa te surtout que ñi nga xam ne ñooy suñuy médecin toog war ñoo mën a expliquer te expliquer wuñ ko nit ñi comprendre ñu donc duñu ko mën a gëm dañuy naan kon mbirum politicien la wala dañuy caaxaan rek ay stratégie leen ne defe naa ci gis-gis boobu laa am ci loolu. c'est pertinent docteur dégg nga soxna Khadija li mu wax mu ne ces réactions de peur retardent toujours l'acceptation de cette Covid par les populations. Certains ont même ont vite fait de pointer du doigt les blancs les blancs et les émigrés d'avoir introduit le virus au Sénégal. Tout cela participe, n'est-ce pas, à des incompréhensions yoo xam ne nii ba loolu sax bokk na ci li gën a indi stigmatisation bi booy xool am déet. waaw xam nga comme ni ma ko waxee woon sànq li nga xam ni mooy communication. mooy jokkoo di weccante xalaat dafa bokkul ak joxe xibaar. bu fekkee da ngay communiquer da ngay jël ay risques surtout jamono joo xam ni xarale yi tasaaroo na ak yomb na boo xam ni bu mbir xewee te du wàllu mbas rek mais mbir mu xew dafay yomb ki nga xam ni moom xam-xamam màcc na ci loolu mu wax ki nga xam ni xam-xamam dafa xaay am na lu mu ci xam am na lu mu ci xamul mu wax ci
ki nga xam ni moom yàlla def na xamu ci dara da ciy wax te wax bi bu baree mën na indi ay jiixi jaaxa ci ñi nga xam ni ñooy déglu wala ñooy seetaan mbas mi dafa nekk feebar bu xaw a doy waar ci na muy ñëwee ak ni muy wàlle ak li nga xam ni mën na ko indi ci ay jëyi ci ay musiba loolu yëpp dafa am loo ci war a waxee ak kan ngay waxanteel ak ki nga xam ni aussi day déglu moom lan lay dégg nan la koy déggee loolu du lu yomb comme ni ma ko waxee woon am na ay borom xam-xam ñoo xam ni ñoom seen xam-xam moo màcc ci loolu ñoom bu ñu ñëwee wax du ñoom rek ñooy wax am na ñoo xam ni bu ñu waxee ba pare loolu ñu ci wax dañ ciy ñëw waxaat ci te feebar moom dafa am benn wàll boo xam ne wàllu jëf la ak benn wàll boo xam ne wàllu wax la lii nga xam ni mooy jëf mooy docteur yi nga xam ni seen xam moo màcc ci loolu ñoom ñoo koy def ñoom ñoo mën a xam kan moo ni kii mandarga yi boo ko amee day war na ni da nga feebar ñu xool nan lañ lay gën a gaaw a nemmeekoo xool nan la ñuy seetee ñëw jël prélèvement bi mooy jël li nga xam ni moom la ñu jël dem saytu ko ci machine yi pour ne yow day yaa ngi doomu jàngoro ji te yow boo amee doomu jàngoro ji nan lañ lay mën a taxawoo ba doomu jàngoro ji du lay indil jafe-jafe loolu mooy ci wàllu jëf léegi gis nañ ni bi feebar bi amee wax dëgg neex yàlla wax nañu nit ñi li ñi nga xam ni mooy feebar bi nan lay amee nan lay feeñe ci sa yaram ak boo ko amee fan nga war a wootee pour ñu wàllu la ak ñi nga xam ni aussi dañ leen wàll mën nañ leen wàll nan lañ leen war a taxaw loolu yëpp def nañ ko mais comme ni ma ko waxee du loo xam ni Sénégal kese la xewee dafa xewee ci àdduna wërngal képp te comme ni ma ko waxee tamit du réew du Sénégal rek moo am problème boo xam ni nit ñi dafa am ñoo xam dañ koy gëm am ñu koy weddi mais man damay faral di wax ni xëy na dina ëpp ñu wax ni sénégalais yi gëmuñu feebar bi li gënoon ci waxtaan moom mooy am na ñoo xam ni gëm nañ ko am na ñoo xam ni gëmuñu ko léegi li nga xam ni gëmuñu ko ñooñu dañ leen war a déglu ñu ne leen ñu jéem a xool déglu ñoom lan moo tax ñu ne gëmuñu feebar bi parce que ay la yooyu moom wax dëgg neex yàlla feebar bi moom nga gëm ko ak ñàkk nga gëm feebar bi moom mi ngi fi waaw du lu ñuy naatable léegi xëy na ñàkk gëm bi dafa am benn taxawaay boo xam ni mën na koo indi mooy li ñuy digle ne lii de buñ ko defee feebar bi mën naa ñu bañ a del si kaw nga bañ a sàmmonteeg moom te loolu su fekkoon day yem ci yow rek xëy na sax ñu ne ci yow rek la yem mais yow da nga ko war a mën a am feebar bi ba pare mën ko jox keneen koo xam ni moom bu àggee ci moom dafay indi ay jafe-jafe ba bakam mën ci rot donc loolu mooy li nga xam ni moom la ñu tuddee jafe-jafe yi donc du lu yomb mais bés bu yàlla sàkk dañuy jubbanti di déglu pour mën a li ñu ne li tubaab di wax convaincre koo xam ni moom gëmu ko woon ñu fexe waxtaan ak moom déglu ko indil ko ay évidence wala ay lu ñu koy waxee ay mandarga wala bokk ay loo xam ne ay preuve ba xam ni moom dina mën a gëmloo ko bu gëmloo bi nag moom mooy aussi yéene ko jàmm parce que feebar bi musiba du jàmm léegi noonu la ñuy defee nag à l'échelle collective c'est-à-dire que li nga xam ni moom mooy ñun gox bi ñun waa dëkk yi goxaan yi nan la ñuy def ba nga xam ni dañuy aar ku nekk sa bopp aar ñi nga dëkkal aar sa njaboot aar ñi nga xam ni ñoom ngay liggéeyal loolu aar xeet wi ba nga xam ni feebar bi bu mënta dakk mu bañ a gaaw a law gën ñoo sonal parce que mbas mi moom mën na fay indi ay jafe-jafe indi fi ay bakkan yu rot mais dafay indiwaat leneen ci xeet wi mooy mën naa tas diggante mën na indi ay jafe-jafe yu garaaw ba pare sax mën na gàllankoor këru fajukaay yi ba nga xam ne yeneen feebar yi ak yeneen yi nga xam ne mënoon nañ ko aar dafay indi ba nga xam ne loolu tamit mën na indi yeneen jëy. loolu mooy yow yaa ngi ñëw dëggal si ne la bataille est communautaire. waaw xam nga ci ni ma la doon waxee ni dafa am loo xam ni feebar la feebar gaa yi nekk nit ñi nga xam ne ñooy wàllu kër docteur ñoom ñoo seen xam-xam màcc loolu ñoom ñoo ci taxaw mais wàllu wér-gu-yaram du waa docteur rek ñoo ko moom xam nga fi may waxe dafa am feebar am wàllu wér-gu-yaram yow bi nga amee wér-gu-yaram bokk na ci li nga xam ne ñun sax dañ koy def mooy fexe ba nga mën a wéeg sa wér-gu-yaram
feebar bi bañ la dal loolu du waa docteur rek ñoo ko war a def moom mooy li ñu naan les communautés yi moom mooy mbootaay yi nekk ci biir koñ bi mooy nga nekk kilifa diine nga nekk kilifa aada nga nekk kilifa politique nga nekk koo xam ni amuloo sax ndambo tànk mais boo waxee ñu déglu waaw daayira yi ASC moom mooy sax mbootaay yi gën a am solo ndaxte ñoom ñoo nekk mbootaay yi nga xam dañoo jege nekk ci koñ yi nekk ci quartier yi nekk ci koñ-koñaan yi ñooñu dañ leen a war a seen kilifa yi dañ leen a war a li ñuy wax mobilisation la mobilisation sociale la mobilisation de la communauté foofu moo gën a am solo ci impact ci jeexital ci nan la ñuy fexee ba feebar bi bañ a law tout à fait te loolu ñun rek loolu du liggéey waa ñii léegi docteur ñi nga xam ne dañuy tas xabaar yi comme liggéey bi ngay def nii am na solo lii soxna Khadija Dek am na solo te soxna Khadija du docteur xëy na sax am na fu muy taxaw ak lu muy mën a wax ak na mu koy waxee ak fa muy taxaw man mi docteur du ma ko mën a taxaw du ma ko mën def loolu moom moo tax ñu war a mën a jànkonteeg loolu te bokk na ci liñ def aussi mooy taskatu xabaar yi ñu woo leen waxtaan ak ñoom xam nga ñoom it ñu laaj ñu su ko defee ñu wecci xalaat parce que am na lu ñu leen di jébbal ñoom seen xam-xam moo gën a war a mën a màcc ci waxtaan ak xeet yi ba ñu xam ni ki nga xam da ko weddi woon wala ki nga xam dafa sàggane woon li nga xam ni moom lañ leen sàmm ñu koy def moom mu koy def bokk na tamit am na ay borom xam-xam yoo xam ne du ñu docteur ci wàllu wér-gu-yaram wàllu feebar mais ñoom seen xam-xam dafa màcc ci société bi nu muy xalaatee ak nu muy jëfee ñoom la ñu woowee les socio-anthropologues ñoom it jël nañ leen ñoom xam ni di ñu xelal di wax ni nii la ñu war a waxtaanee ak nit ñi lii waruñu ko wax lii bañ ko waxee dañ ko war a jubbanti te loolu am na ay jéego yu bari yoo xam ne def nañ ko ci ba nga xam ni wax dëgg neex yàlla ba léegi feebar baa ngi fii mais am na ay jéego yu ñu def ci wàllu li nga xam ne moom la ñu woowee la compréhension de la maladie ak fexe ba nit ñi sàmmanteeg li nga xam ne moom la ñu digal pour feebar bi bañ a law. d'accord dégg nañ la bu baax docteur sànq soxna Khadija Diarra mi ngi wax naan de nombreux débats télévisés contradictoires et les sorties de certains professionnels en tout cas à travers les médias ont brouillé un tout petit peu les messages te wax na dëgg parce que léeg-léeg day nekk une communication de crise focalisée n'est-ce pas sur la peur la Covid tue les menaces de flambée restez chez vous bu dul jeex ak façon bi ñu koy waxee restez chez vous bi dëgg la daanaka mais façon bi ñu koy waxee de tels modes de traitement sont anxiogènes dafay tax nit ki dafay tiit n'est-ce pas et suscite des comportements irrationnels loolu moom moo waral le cas des patients fugitifs gis nañ ko fi ay patients yoo xam ne dañ leen a testé hospitalisé leen ñu war leen a jël mais ñu daw fa dans centre de traitement yi gis ay testé positif ñoo xam ne dañ leen a testé ñu positif mais bañ dem intégrer les centres de traitement yooyu yëpp gis nañ ko fi gis cas contact boo xam ne nii yow def nga contact ak benn koo xam ne nii il est positif ñu xool la ñu war la xool mais nga bañ a dem ñu testé la yooyu yëpp gis nañu ko fi gis nañ fi tamit même des malades de d'autres pathologies loolu nag moom moo ñu gën a tiital moom mooy ñoo xam ne dañoo feebar te amuñu Covid war a respecter seen rendez-vous yi ci hôpitaux yi war a dem xale yi war a dem vaccination ñii war a dem defi leneen dem jigéenu wérul yi war a dem hôpital mais ñëpp ragal dem hôpital loolu mooy gis moom moo waral actuellement booy xool décès à domicile yi bari na feebar yi yeneen i feebar yoo xam ne ni bokkul dara ak Covid ñu war leen a faj dans les meilleurs délais war leen a faj facilement tey ñooyu ñi ngi dem ba tey di indi ay sources yoo xam ne nii daf ñuy gën a tiital est-ce que ban message la ñu war a mën a changer de message wax de la manière la plus douce ba nit ñi tey accepter situation bi ni mu xew ba pare dund de la manière la plus belle wala ñu am une autre compréhension de le fait de vivre avec le virus naka lañ ko war a mën a dundee avec le virus boobu. Effectivement boo seetloo c'est vrai que am na ay stratégie du ñu ne stratégie yi ñu jot a def yëpp bon na am na ci lu ci baax am na ci li nga xam ne demeewul kon nu ñu ko foogee woon le fait que ñu jëloon ay socio-anthropologue c'est bien ndax ñu wax leen population bi ndax ku nekk booy jokkook nit foo nga xam ka ngay jokkoo nan nga war a mën a jokkook moom pour mu mën a am compréhension ci yow message ba nga koy jox waaye dafa am loo xam ne
nit ki boo joxee message da ngay xaar retour message bi pour xam ndax yow le message a été perçu te que yow ni nga bëggee woon ñu jotee ko je pense que quelque part foofu ça a été un peu faussé jëluñu en compte impact message bi ñu bëggoon a jàllale ci nit ñi mës naa lire fenn bu yàggul dara kenn ku ne le feu professeur Ibrahima Wane yàlla na ko yàlla yërëm ba épidémie choléra amee mu bëgg population bi mu nekkoon pour ne pas citer de nom wala de situation géographique bi mu nekkoon pour ba mu bëggee ñooñu raxas seeni loxo jël seeni matukaay te xam na nit ñi c'est une population bi nga xam ne à 99% ay jullit lañu la mu leen wax daf leen ne da nga ma bëggoon ngeen raxas seen loxo ba mu leen expliquer ba pare lan mooy feebar bi ba ñooñu ne ko nan la ñuy fagoro mu ne leen da ngeen di raxasoo nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan raxasoo te ku ne xam na ni yonente bi dafa setoon macha allah nga jaar ñooñu ci seeni gëm-gëm léegi ñun on est dans une population bi nga xam ne à 99% nous sommes des croyants bu ma nee croyant du jullit kese chrétien yaa ngi ci ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci waaw léegi population bu mel noonu ku ci nekk am nga kilifa bi nga xam ne jox nga ko cër ba bu waxee bu àddoo di nga ko déglu dañu jaar ci kilifa yooyu tàmbali ci ñooñu waxtaan ak ñoom ndax c'est vrai proximité bi baax na nga dem ci ku nekk dem ci bàjjanu gox yi dem ci kenn ku mel ni man dem ci président daayira yeeg dem ci koñ yeeg yooyu waaye boo tàmbalee ca bopp ba ca coll ga waxtaan ak kilifa bi bu kilifa bi àddoo communauté bi yépp ay suivre balaa sax muy woote ñeneen ñi ci des président daayira yeeg kuréel yeeg ñéppay jël seen propre initiative balaa ñu leen di woow ndax bëgg nañ ku nekk bëgg na bu jàkkaarloo kilifaam bu koy wax message am dana ko man de jëloon naa sax initiative bu dem ci sens bi nga bëggee ñu xeex mbas mii fi nekk donc c'est important ñu xam ne dañu nekk dans un pays bi nga xam ne am na ñu fi nekk ñu nit ñi di déglu te dañu leen war a impliquer te gis nañu sax vous pouvez vraiment jouer un très grand rôle. mais oui te gis nañu sax suñu kilifa yi récemment on a vu beaucoup d'images yi circuler comme ni ko docteur waxee ne réseaux sociaux yi dañu am doole dañu toll benn période bi nga xam ne li xew fii à la seconde près ñëpp dinañ ko jot ci àdduna donc récemment gis nañu ay images yi nga xam ni ñu wane l'abbé ba nekk ca église ba cathédrale takk maskam ñu photo ko boole photo suñu Serigne Babacar Sy Mansour ak maskam boole photo Serigne Mountakha ak maskam boole photo porte-parole Laayeen yi ak maskam boole photo Khalifa Niassène yi ak maskam ak keneen muy image bi nga xam ne même bu ñu waxul ça frappe parce que la communication dafa bëri fànn bi nga xam ne mën nga ci wax ak nit ñi sans pour autant génn taxaw di wax ay données ou autre simple photo rek mën na communiquer simple photo am na koo xam ne bu gisee kilifaam takk masque am na koo xam ne dafay topp kilifa bi bëgg ko rek fanatique te yàlla tax kooku yow médecin bi boo taxawee di ko wax lu la déglu te amaana kilifa bi mën na nekk période bi nga xam ne communication bi duñ ko defee comme na mu war a wala bu génnee télé moom amul taw seetaan télé war du ko gis mais bu gisee photo kilifa bi ñëpp am portable ñëpp am Facebook ñëpp am WhatsApp nga gis sa photo kilifa kenn def ko statut mu takk masque suba boo xëyee da ngay takk masque. tout à fait mais docteur ndaw si li mu wax dëgg la de parce que man bi ma yëf yi léegi boo gisee xaw na changer tuuti c'est-à-dire comportement doomu aadama yi xaw na changer bi ñu commencé gis nag ni vraiment religieux yi ñoom ñëpp commencé nañ takk masque bokkul booy gis ak couvre-feu bi ni ñu doon réticents yi woon mais léegi dafa mel ni les données ont changé ñu dellu soit tuuti ci couvre-feu bi parce que couvre-feu bi est-ce que expliqué woon nañu vraiment pertinence su couvre-feu bi est-ce que expliqué woon nañ ko doomu aadama yi waaw xam nga bu ñu amee bu feebar bu amee li ñu njëkk a def mooy ban doomu jàngoro moo ko waral
doomu jàngoro bi nan lay jugee ci doomu aadama dem ci beneen doomu aadama mooy mode de transmission bi léegi boroom xam-xam yi li ngi njëkk a def moom mooy fexe xam bu ñu xamee loolu nan la ñuy fexe ba feebar bi du law loolu moom mooy li nga xam ni moom mooy les premières mobilisations li nga xam ni moom la ñuy def am na feebar yoo xam ni bu amee dañuy ñàkk nit ñi mu taxaw bokk na ci bu ñu xamee loolu ba pare ñu ne xam nañ ni feebar bi mbas bi moom mooy Covid 19 bi ni muy gën a lawee mooy nit ñi di dem beeg dikk bi ak di jaxasoo ak foo xam ne nit ñi dañ fay dajaloo foofu la feebar bi di gën a gaaw a lawe loolu moom mooy indi ñu ne waa léegi bu ñu bëggee lii taxaw lan la ñu war a def ñu ne kon nañu fexe ba jokkoo bi di dajaloo di dem ak dikk bi wàññeeku nañ ko wàññ ñu ne kon léegi nañu tëj fii nga xam ne fi la nit ñi di duggee bu ñu jógee ci yeneen réew di dem ak ñëw dëkk yëpp boo gisee après roppalaan yëpp dañu taxaw ñu tëj lépp li nga xam ni moom mooy aéroport loolu dina wàññi dem beeg dikk bi tout à fait ci aussi dem beeg dikk bi ci oto dikk bi ñu ne bu nit jógee dëkk dem dëkk transport intérieur waaw loolu waaw léegi ñu ne sax affaire bi comme dafa ëpp doole am na dëkk de jamono yoo xam ni dañuy tere sax nit ñi génn ci biti bokk na ci mooy couvre-feu daana am ci leneen loo xam ni du mbas léegi xëy na comme ni ma la ko waxee rek bis booy communiquer ndax si soxna si wax na ko léegi da ngay li nga wax pour nit ñi def ko da nga war a toog xool ba xam am na jeexintal bu amul jeexintal nga war a xalaat ni man est-ce que ni ma ko waxee noonu la pour ma mën ko jubbanti. tout à fait parce que nit ñi dañuy wax guddi nit ñi duñu dox loolu moo tax ñu ne léegi guddi kenn gën yu est-ce que virus bi guddi gi rek lay dox mais li ko waraloon mooy dañ ne woon guddi dafa naqaree surveiller doomu aadama dem ak dikk parce que bu ñu aayee dara am na ñoo xam ne li ëpp ci nit ñi dañ koy topp mais am na ñoo xam ne dañ ko topp bu fekkoon ni guddi gi dañoo bàyyi nit ñi dem ak ñëw am na ñoo xam dañuy profité ci guddi gi pour mën a dem foo xam dañ leen aayee ñu dem fa parce que boo leen fàttalikoo Sédhiou ak même Tivaouane doomu jàngoro ba na mu fa duggee ña ko fa dugal dañoo sàmmanteewu li nga xam ne aaye woon nañ ko ne bu fa kenn dem ak dikk bi ko donc loolu mooy wane ni pertinence su njariñu couvre-feu bi mu ne guddi bu kenn dem parce que bañ ko defee loolu ay la yéwén tax na feebar bi mënoon lawee wàññeeku dëkk bu ko def na nga koy gis léegi nag bokk na ci loo xam ni du ñun rek comme ni ma koy waxee du waa kër docteur rek ñii nga xam ni aussi ñoom ñooy les professionnels de la communication ñu mën a jokkoo ak ñoom it ñu mën a xam nan la ñuy waxanteeg ak ndimbalu. ñi nga xam l'information waaw ak ndimbalu ñi nga xam ne ñoom ñooy socio-anthropologue ñoom dañuy effectivement ñoom seen liggéey mooy xool ngëm-ngëm ban yoon la ñuy jaar dëkk boo xam ni moom nii lay xalaatee ñii lañ gëm ak ñoom bu ñu gisee lii lañ koy jox solo wala duñ ko jox solo nan lañ mën a waxanteeg ñoom pour ñu dégg loolu ñoom jàpp nañ ci lu bari léegi ba ñu jëlee li ñu naan les mesures restrictives fexe wàññi jokkoo bi mesure restrictive du leneen lu dul wàññi jokkoo bi parce que feebar bi ni muy lawee ni ñu koy wàllantee moo ñu jokkoo yaa ngi dégg ñu jege boobu la feebar bi gën a law mais nag loolu bañ ko defee toog leen seen kër ñu ne koo xam ni ay la yéwén sa génn mën naa ñàkk mën nga toog bañ ko defee gis nañu am na njariñ ci feebar bi gën a gaawlal sonal ñu wante nag dafa amaat aussi beneen jeexital boo xam ni loolu tamit dafa xaw a doy waar mooy que nit ki bu toogee këram demul sàkku li mu dundalee njabootam lu mu doxee ay soxlaam mën na indi ay jéey yu gën a rëy léegi nag ñu am ñaari objectif yoo xam ni ñaari jubluwaay yoo xam ni dafa xaw a juyaloo ci loolu nag lañ ne kon nañu jéem a teggi ndànk yëf yi pour mën a may nit ñi ñu dem mën a doxi seen soxla ba pare feebar bi mën a bañ a law
ci diggante ci benn charte mooy que ñu fexe ba li ñu leen wax ñu sàmmanteeg moom ñu soriantoo ba pare ci boobu lañ commencé wax ne nit ñi sol seen masque parce que feebar bi ci bakken bi lay jaar lu ëpp léegi boo solee sa masque su fekkee ni man am naa ko xëy na bu ma tiseelee wala ma sëqat wala mën a génne jàngoro ji loolu dina tax dina limiter li waroon dugg wala mu bañ a dugg beneen bi moom mooy suñuy loxo day laal fu nekk te doomu jàngoro duñ ko gis mën nga fa teg sa loxo léegi après yow sa bopp sa loxo boobu nga xam ni doomu jàngoro ji mu fexe mu dugg sa bakkan mu nekk loo xam ni mën na law beneen bi moom mooy loolu indi woon na lu bëri ci liñ naa déformation de la communication mooy que ñun feebar boo ko déggee da nga am ay mandarga yu wane ni yow mii rek am nga ay jafe-jafe am na loo xam ne jaaduwul ci yow mu nekk ci yow sonal la nga ni kii daf feebar alors que nit ki mën na am doomu jàngoro bi ci biir yaram te moom amul benn mandarga bu wane daf feebar kooku boo nekk da nga feebar da nga ko war a expliquer feebar bi lan nga ci dégg déggoo ci ni ko moom fi mu ne doomu jàngoro bi am na lu mu yàq ci biir ay cëram ba mu commencé wane ay mandarga feebar wante doomu jàngoro bi moom xëy na moom amagul lépp lu mu yàq mais moom ci boppam mi ngi doomu jàngoro mën na ko wàll koo xam ne moom boo ko wàllee kooku nag moom dana yàqu loolu moo tax ñi nga xam ne dañ leen am ñu leen dañ leen ni loolu bokk na ci sax technique ak yoon yoo xam ni fépp luy mbas dañ koy def mooy gaaw a nemmeeku ki nga xam daf ko am ba mu bala muy am temps wu jox ko keneen ba pare ñu ber ko parce que boo ko beree dina tax moom mu bañ a jokkoo ak keneen pour bañ ko feebar mooy li ñuy wax mettre en quarantaine. waaw beneen bi aussi moom mooy taxawu la ba ñu demee gis nañ ni ñi nga xam ni dañoo am doomu jàngoro bi te amuñu benn màndarga ñooñu aajiwul ñu leen di yóbbu ca kër l'hôpital yi léegi ñu ne leen léegi da ngeen di yem seen biir kër bañ a génn parce que dañuy bañ ñoom ñu génn di wàllaate ñu taxawu leen di leen déglu war leen a mën a taxawu bu fekkee ne am na loo xam ni ma ngay commencé am ci ñoom mais ñeneen ñi nga xam ni ñoom feebar bi dañ leen gën a yàpp foofu lay ci ñoom lay gën a indi ñi ci rot seen bakkan di ci rot mooy ñi jëm mag ak ñi nga xam ne dañoo amoon ay feebar yoo xam ne amoon nañ ko muy mën a nekk diabète hypertension wala beneen feebar boo xam ni bu ci doomu jàngoro ji tey ñu bokk ci da koy gën a gaaw a indi mu nekk li ñu naan cas yi nga xam ne mooy cas grave cas grave donc loolu lañ def parce que bis mbas mi àdduna wërngal képp bis bu nekk ñu jàng ci am na loo xam dañ ko cee xam mu nekk mubin ñu xam ko am loo xam ni xamuñu ko ci bis bu nekk nag nit ñaa ngi saytu pour ñu xam ko ci loolu moom moo tax communication bi ñu koy gën di defaraat ñu gis ni fii amoon na njuumte fii nañ ko waxee woon xëy na du woon lañ ca séntu woon ñuy jàng di defaraat di jubbanti am loo xam ni tamit kii nga xam ni moom mooy buur mooy moom la ñu jox mu war di dogal moom moo ci war a taxaw parce que am na ñoo xam ne bu ñu leen waxee dañuy def mais am na ñoo xam ñoo gën a tuuti ñooñu il faut que ñu am ay daan yu mën a teg si kanam pour ñu mën a sàmmanteeg loolu. waaw mais docteur gis nañu ci fi nga dugg si parce que ñoo nga proprement dit ci traitement wu cas yeeg ñoom seen. ñu gis ñoo xam ne nii c'était des cas contacts ñooñu bokk nañ ci ñi gën a yàq communication bi. ay cas la yoo xam ne dañ leen jël. ay cas contact leen ñu isolé leen. mais bi ñu leen isolé cas contact bi moom yaakaar na ni comme que feebar moom moo tax ñu isolé ko. dafa am feebar dafa am garab bu ñu ko war a jox mu naan wala yu demee ñooñu nag finalement ñoom ñoo génn. di wax naa man de yóbbu nañ ma béréb sàngam ne ma dama amee Covid waaye joxuñu ma garab ma naan joxuñu ma nanga mën a est-ce que kooku jarul woon ñu expliquer ko moom lan moo tax ñu mettre ko en quarantaine ak lan moo war ci moom. waaw xam nga communication xam nga feebar dañ ko organiser. dañ koo amal ci ay bànqaas. am na bànqaas boo xam ni moom mooy jéem a xool mbir mi di waxanteeg ñëpp. di jéem a seet lépp nose. moom la ñu woowee coordination. am na ñoo xam ne li leen sant moom mooy saytu surveillance moom mooy ñun. xool loolu moo tax ñu amoon ay numéro téléphone ne képp koo xam ni yow da nga sant ni am nga màndarga feebar bi nga yëglu ñu mën la taxaw seet ba xam am nga ko wala amuloo ko. am ñoo xam ni ñoom ña ngi ca gannaaw machine yi. bu ñu indee lii nga xam ne mu la jëlee sa bakkan ñoom ñooy xool ba xam doomu jàngoro ji ña nga fa woowu moom mooy laboratoire. am ñoo xam ni ñoom dañ leen sant
li nga xam ne mooy prise en charge mooy ku feebar ñu war la taxaw di la faj ñoom ñooy nekk ci client centre de traitement am na ñoo xam ni ñoom lañ tuddee équipe d'intervention rapide ñoom lañ yónni ci suuf ñoom ñooy dox wala ñu jël oto dem fekk ki nga xam ni dañoo yaakaar daam am feebar bi ñu nemmee ko wala boog ñu rawale ko donc pàcc yooyu yëpp dafa am mais am na pàcc boo xam ne moom dafa concerner pàcc yëpp moom mooy li ñu naan la communication sur les risques et l'engagement communautaire te loolu pàcc boobu du waa kër docteur rek ñoo ko moom parce que am na loo xam ne waa kër docteur ñoo ko mën ak ñi nga xam ne ñoom mooy pharmacien wala biologiste ñoom la seen xam-xam nga màcc ci war a mën a xam machine bi nan la ñuy dugalee ci biir machine bi li nga xam ne moom lañ jël ci doomu aadama ba nga xam ne dañ naa la kii de doomu jàngoro baa ngi ci moom wala nekkul ci moom mais effectivement comme ni nga ko waxee ci li nga xam ni moom mooy nemmeeku nit ki xool ba xam am na wala amul bu amee ñu ber ko xool aussi ñan la nekkaloon moom mooy les contacts ñooñu am na waxtaan boo xam ne ay la yëyul am na waxtaan bu ñu war a waxtaan ak ñoom. tout à fait kii am feebar bi war nañu waxtaan ak moom. contact ca waa ca nan lañ ko lan moo tax moom ñu koy ber lan moo tax ñu war ko jox garab bi jox ñu ko garab bi kii nga xam ni moom mooy contact moom mooy nekk na ak moom mais wóorul ni moom am na feebar bi ak amul feebar bi war nañu waxtaan ak moom mais ca jëlbéen nga dafa amoon lu ñu doon bëgg li ñu doon bëgg moom mooy taxaw net ne feebar bi taxaw na bu boobaa la ñuy def ci doole day bari ci booba lañ jël contact yi jëm leen nag yow sax même boo nekkee contact dañ lay jéem a ber mais dem nañu ba yëf yi quand même wax dëgg neex yàlla bari ëpp ñu doole ñu xawaat nan la ñuy li ñu leen tuddee la réadapter la stratégie mooy xoolaat yan yoon la ñu mën a jaar loo xam ni méngoo na ak suñu doole ak suñu am-am léegi nag contact yooyu effectivement ñoom bokk na ci comme ni ma la waxee xarale yi comme dafa bëri ba pare gaaw am na ñoo xam nañ ko déggee woon ak nañ ko doon jàllale loolu day fexe bu nit ñi ëlëm ci nan nit ñi ni ñu doon defee ba pare am na ñoo xam tamit wax dëgg neex yàlla waxuma dañuy yàq mais nañuy waxee loolu tamit yàq lay indi parce que ñoom dañuy wax ci loo xam ne wóoru leen wala ñu wax ci loo xam ne amuñu ci xam-xam loolu moo après moom moo indi li ñu naan ce qu'on appelle les fake news mooy loo xam xibaar boo xam ne nekkul léegi nag bokk na ci ñi nga xam ni loolu moom ay la yëwén dañuy xam ni am na mënuñu ko fi dindi mais dañuy jànkonte ak moom moo tax ñu ne nit ñi ku baax du gindeekoo ci mbedd ku am kilifa du gindeekoo ci mbedd loolu moo tax tamit ñu mën a ñun ñi nga xam ne waaye waa kër docteur ñun mënuñu nekk fépp mënuñu wax lépp mënu ba pare ñun sax lañ sant ñu def loolu lépp yow wax nga ko kii nga xam ne suñu kilifa yi dédd yu tedd yi ñoom wax dëgg neex yàlla am na fu ñu toll ci xeet wi ci l'islam bi nga xam ni moom lañ gëm ak ñeneen ñi nga xam ci wàllu jàngu bi taxawaay bu rafet ak yeneen ñi nga xam ne leen lañ gëm ñooñu bokk nañ ci ñoo xam ni ñooñu gën a war a gën a mën a taxawal ci waxanteeg xeet wi parce que nit bu fekkee bu waxee bu waxee moom bu waxee ñu koy dégg kooku moom moo gën a te moom kilifa la xeet wi bu ñuy sonnee wala ñu jaaxle ci moom la ñuy jublu kooku bokk na ci nga xam ne moom moo war a gën a mën a taxaw ci feebar bi loolu moo tax wax dëgg neex yàlla comme ni nga ko waxee gis nañ ni kilifa diine yi ñoo xam ni ci jàngu bi ci wàllu jullit ñi ak fépp ñoo xam ni ba ñu commencé sol masque yi ñu foto ko loolu am na jeexantal bu rafet ci xeex bi ñuy xeex mbas mi. tout à fait docteur kontaan nañ loolu mais soxna Khadija ñu maa ngi tourné ci yow di wax bi nga déggee lii nga xam ne nii docteur développé na ko fii ak question yi nga xam ne nii répondre nañ ci léegi taxawaay ba ngeen nekkee woon yéen au niveau de Tivaouane en tout cas la cellule de communication de Tivaouane léegi est-ce que xam nga fi mu ne nii rôle bi nga xam ne nii war ngeen ko mën a jouer xam naa ni man ñemewuma fee évoquer problème mu gàmmu ak yooyu mais pour les pour les événements de la Khadra à venir pour ñu mën a am ñu bañ a tëju rek parce que booy yi fi mu nekk nii bëgg nañoo jàng jàngkat yi les naka lañ leen tuddee sax nabiyen yi fi ne sonn nañ léegi ban rôle ngeen war a mën a jouer vraiment boo ngeen demee ban taxawaay ngeen war a taxaw ba mën a loolu mën a gaaw ñu mën a delluwaat ci tànt yi mën a gàmmu mën a def yooyu xam nga comme ni ko docteur waxee léegi wér-gu-yaram du mbirum docteur kese wér-gu-yaram mbiru ñëpp la war a doon ku nekk wér-gu-yaramam daf ko war a amal solo
ndax ku wérul doo mën a doxi say soxla. waaw doo mën a liggéey médecine mooy yëfu docteur. waaw mais santé du mun na bañ a nekk santé yëfu docteur. yëfu ñëpp la. ñëpp la waay. ndax boo amul wér munoo doxi say soxla munoo jaamu yàlla sax. voilà kon dafa nekk li nga xam ne duñ ko bàyyeek ñoom te defe naa balaa sax ñuy wax ndax ñuy wax kilifa diine yi faw ñu impliquer leen communauté religieuse yi faw ñu impliquer leen defe naa ñun jotoon nañu jóg déjà di ko def ndax déjà ñu ngi waxtaan ak ñu bari di sensibiliser di wax je pense que yow Elbadou war nga ko gis ci sama Facebook may sensibiliser nit ñi di naan nit ñi takk leen seen masque envoyé leen ma ay photo yoo leen takk masque ma koy publier naan nit ñi takkal seen masque takkal sa masque ñu def hashtag takkal sa masque ak Soxna Astou Sy donc loolu yëpp dafay contribuer parce que boo nekkee foo xam ne boo waxee nit ñi déglu la donc dafa am rôle ku ci nekk dafa am rôle booy jouer donc te Tivaouane defe naa seetlu nañu depuis bi Covid bi duggee Sénégal bi corona bi duggee Sénégal depuis lépp lu doon événement annulé lañ ko te ba tey kilifa gi ki fii kilifa di Serigne Babacar Sy Mansour joxeegul sax ndigal ñu tijji jàkke yi foofu kon lépp lu jëm ci gàmmook leneen defe naa ñoom dañ leen koy bàyyil ndax seen mbiru bopp la ñooy suñu kilifa te tamit comme ni nga ko waxee taalibe du gàggante ko ci mbedd léegi nag ñun la ñu war mooy la ñu doon def ndax cellule communication bi je parle sous le contrôle de suñu administrateur Amadou Camara jotoon nañu liggéey ak waa ministère de la femme bi corona bi di dégg doog a commencé ba ñuy ramasser période bi ñuy ramasser xale yi taalibe yi di leen dugal ci ay centre pour isoler leen période boobu ñun jotoon nañu liggéey ak ñoom parce que ku ne daara wax këru diine yi ku ne taalibe wax daara te ku ne daara wax këru diine yi comme période boobu jotoon nañu liggéey ak ministère de la femme et de l'enfant l'action sociale ci mbirum daara yi par rapport ak nan la ñuy approcher oustaz yi nekk ci daara yi pour sensibiliser leen wax leen lan moo tax ñu war a téye xale yi ci daara bi et dans ce sens là gisoon nañu aussi à Tivaouane daara yëpp ñu xalifa bi joxe woon ndigal leen xale yëpp nañ toog ci biir daara yi et dans ce sens là ñu fi mu toll nii ñu ngi continuer di commencer di waxtaan ak daayira yi comme ni nga ko waxee woon waxtaan ak président daayira yi waxtaan ak lépp luy mouvement ci biir xadara bi pour def suñuy propre action yi nga xam ne suñuy propre initiative pour bokk ci mbas mi ndax li nga xam ne da nga ci bokk waroo xaar ñu la ciy woo ndax gaal goo xam ne bu suuxee ñëppay suux defe naa ni kenn warul seetaan muy jël ndox donc sur le moment la cellule de communication de Tivaouane qui est la cellule Zawiya Tidiane ñu ngi continuer seeni action et je pense que Soxna Astou Sy def na ci ay jéego yu am solo période ba ñuy confiné nit ñi elle a beaucoup aidé ci daayira yeeg yooyu defoon na ay collecte joxe ko pour dimbali parce que comme ni ko docteur waxee boo tëjee nit ñi faw mu am lu mu àndal loolu taxoon na ñu déconfiné ñi ñu jóge directement sans transition ci tëju leen ci après laisser aller def leen lu leen neex ndax foofu communauté économie bi metti woon na metti boo xam ne fali ko ñu tëj nit ñi ñu génn ndax ku amul loo dundee mënoo tëju waaw léegi nag côté boobu bañ tollee ci période boobu à travers Soxna Astou Sy defoon na ci ay jéego joxe ay ndimbal ci ay famille ci ay daara et cetera mais moment bii ñu toll defe naa ci loolu lañ jëm ak ci loolu la ñuy continuer loolu la ñuy càmbar jamono ji xool nan la ñuy approcher les sections des daayira nan la ñuy approcher les mouvement wu xadara bi waxtaan ak seen président yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci coll ga di diriger jeunesse bi surtout parce qu'il faut passer à travers cette jeunesse là pour qu'ils soient conscients du danger ñu passer ci jeunesse bi surtout ndax ñoom sax ñooy constituer daayira yi ak mouvement yi nekk ci biir xadara bi waxtaan ak ñoom pour que ñoom itamit ñu jël seeni propre initiative def ko benn communication de proximité ku ci nekk boo amee daayira
mën a waxtaanaaleeg ña nga bokk daayira bi ku ci nekk bu demee këram mën a waxtaanaaleeg waa këram ak kër ga ku ci nekk bu demee bërëgu liggéeykaay et cetera benn chaîne la te ci loolu la ñu toll ni ñaan yàlla rek. non man moom vraiment challenge laa ko tuddee moom laa doon wax ne soxna Astou Buri Mbàkke su ma ko jotee dinaa waxtaan ak moom mu def comme ni soxna Ndeye Astou def mu def la même chose à Touba. Effectivement. soxna si nekk Laayeen moom tamit def la même chose. C'est important. ñeneen ñi nekk Medina Baye. soxna Mariama Niass Zara pourquoi pas Zara Niass def la même chose bu lawee rek ñoom comme que ñoom la nit ñi di déglu te ñoom bu ñu waxee nit ñi déggal leen ñoom waruñu toog jàpp seen njàmbur. surtout ñuy ay jigéen te dañuy ñoom bu dul daayira yi aussi dañuy constituer ay GIE et cetera donc dinañu mën a waxtaana non seulement jigéen ñi mais dinañ mën a waxtaana jeunesse yi et je pense que le message doit passer par elle. Bien sûr. jërëjëf waaw docteur ma gestuwaat la di waaw ñu ngi waxtaanoon sànq ci xam naa ñu ngi tàggatoo sax ñu ngi à la fin de l'émission mais di laaj parce que sénégalais yi dégg nañ comité alerte comité d'alerte Covid ma bëggoon rek parce que 5 minutes moo ñu dese nga wax ñu qu'est-ce que le comité d'alerte ses rôles et ses compétences ses limites son mode de fonctionnement ndax am na implication des sociologues dans le comité pour mieux comprendre la population en dehors de la Covid lan mooy nekk seen perspective. waaw jërëjëf Badou xam nga comme ni ma la ko waxee woon ba ñu tëralee wàccaay yi c'est-à-dire que avant laata doomu jàngoro bi dugg ci réew mi commencé woon nañu ne lii mi ngi ñëw donc du ñu xaar ba mu dugg si ñu doog a jël suñu matukaay ci loolu lañ amaloon ci kuréel gi nga xam ne moom lañ tuddee comité national de gestion des épidémies loolu dafa mus a am ci bànqaas bu ñuy dénk ñu ne leen yéen ñu ne ñu yéen lañ dénk li nga xam mooy surveillance moom mooy xool kan moo war a mën a am feebar bi ñu gaaw ko nemmeeku loolu mooy tudd mooy surveillance ci loolu la ñu amaloon sur ba ay numéro ñu siiwal ko pour nit ñi ci mën a woote ba pare ñu jël ay ndaw tàggat leen ne leen yéen da ngeen di toog 24 heures sur 24 c'est-à-dire guddi ak bëccëg képp koo xam ne bu wootee ngeen jël ko déglu ko ba léegi mi ngi am ñooñu ñooy déglu bu ñu dégloo ba jël ko ñoom dañ koy jébbal ñi nga xam ni ay docteur lañu ay pharmacien ay chirurgien dentiste ñoo xam ne seen xam-xam dafa war a màcc ci wàll li nga xam ni moom mooy xeex bi ñuy xeex ñoom ñooy càmbar ba xam ni kii moom war nañu wax fa mu dëkk docteur ba nga xam moo fay kilifa médecin chef bi ak équipe am ne leen nañ leen dem ngeen wallu ko ngeen dem ngeen nemmeeku ko ngeen xool ba xam moom war nañ ko jël ci bakken yi wala ci gémmiñ yi pour mën ko yóbbu ci laboratoire yi loolu mooy rôle cellule d'alerte donc bokk na ci xeex ci mbas ngay gaaw a nemmeeku li ñu naan la détection précoce parce que boo ko gaawee nemmeeku moom bala muy dem ak doomu jàngoro di wàllu ñeneen ba muy gën a bëri moom da nga koy gaaw a saytu xool ni am na feebar bi nga ber ko donc ñun loolu moom suñu rôle bokk na tamit après nit ñi di woote am tiitaange wala nga am jaaxle ñu jox la ay tegtal ay tegtal dalal sa xel bokk na ci loo xam ni lu am solo ci feebar bi mooy comme ni nga ko doon waxee bu njëkk bi du question tiital wala tiital ba bu jéggi tey doomu aadama bu xamee loo xam ni xamu ko ba pare mën na ko indil feebar bi bakkanam mën ci rot ay la yoon war naa tiit mais boo tiitee tamit da ngay commencer àndal ak sa xel ak dal pour xool nan ngay moytoo feebar bi te wax dëgg neex yàlla am na loo xam ni gaa feebar baa ngi fii mais am na loo xam ni boo ci sàmmanteeg moom ci ndimbalu yàlla feebar bi mën na bu dañul tamit dina wàññeeku donc bokk na ci loo xam ni ñun tamit dañuy jokkoo ak nit ñi mooy di leen déglu di dalal seen xel te bu ñuy dalal seen xel dañ leen wax li nga xam ni loo xam ni lu dëggu la wax leen ni lii xam nañ ko ci lii nag wax dëgg neex yàlla xamuñu ko ci mais kenn du leen bàyyi ne leen yéen kenn du leen toppatoo am na ñoo xam ne dañuy nekk ci cas yu xaw xarat ñu gaaw a woo ñi nga xam ni ñoom la seen rôle ñoom seen liggéey ñoom ñooy wàcc suuf ak seen i ambulance dem daaw la rawale ci kër yi nga xam ni moom lañ lay taxaw donc loolu mooy rôle cellule d'alerte bi
bi ñu commencé ba léegi wax dëgg neex yàlla ay appel ay ñiy woote nañu ba léegi. man sonal naa la man sonal naa la waaw après le 19 dañu mujj sax numéro bi. ñu fexe ñu wutal ñu numéro bu yomb muy 19 wax dëgg neex yàlla liggéey bi am na jéego yu bëri yu ci def te yenn saa yi aussi mu am ay njumte. bu amee ay njumte dañ koy nangu ne lii njumte la lii dañ ko war a defaraat ba nga xam ni parce que doomu aadama mënut a liggéey boo xam ni léppay jaar yoon lépp yemb yëpp baax nga ni man awma dara loo xam ni def ma ko ci loo xam ni baaxul wala matul. dañoo nekk ci réew moo xam ni nag wax dëgg neex yàlla du réew moo xam réew mu am du dooleel. léegi loolu yëpp dafa nekk moo tax bu ñu lay wax dañ lay wax li nga xam ne moo am. dafa laaj kóolute mu am ci suñu diggante ak ñun ñi nga xam ni ñoom la ñu yàlla def ñuy jiite ci xeex bi ak ñi nga xam ne ñooy wàllu askan bi kóolute boobu dafa war a am. loolu rek mooy tax ñun ñu mën cee génn ci ñaari condition bu ci njëkk bi moom mooy li ñuy woowee discipline yar ak li nga xam ne moom laay tuddee renoncement. renoncement moom mooy dañu nekk loo xam ne dañ ko doon def di ngénte di dem xew di jokkalante di amal ay jàng di amal ay lépp li nga xam ci wàllu diine di dem ci jàkka ji di julli mbooloo loolu waxuñu ni dañ koy bàyyi daay man abadan mais dafa jamono moo laaj ñu ne nañ ko bàyyandiku nañ ko fommandiku ba feebar bi wàññeeku wala boog mu jóge fi ñu war ko mën a reprendre parce que buñ ko bàyyiwul loolu comme ni nga ko waxee ni bala ngaa naam ne fa bu fekkee ni dañu amal loolu ba pare feebar bi ñëw dugg suñu biir wax dëgg neex yàlla bu subaa doon ñu mën a amal parce que ñun ñëpp dañuy feebar ba pare day fi indi ay yeneen yàq yu mu nekk ci suñu société loolu moo tax li nga xam ni aussi dama koy rafetlu moom mooy li ñu naan dimbalante solidarité dafa war a am suñu diggante loolu tey la war a gën a mën a am ñuy xool ki nga xam ni dafa laaj ñu taxaw ko moom feebar bi am na lu mu jeexital yu mu am ci biir famille ñu taxaw ñu bañ a feebar bi ñu bañ ko nekk feebar boo xam ni feebar bu ñuy rus la wala feebar boo xam ne dañ ciy joxañ baaraam nit amul ku mu jomm fii koo xam ne feebar loolu ci la ñu naroon a kii waaye xam nga Ahmed moom bu waxtu wi jotee day waaw wax na dëgg sama nopp yi su ko defee docteur nga tàggoo waaw vraiment di rafetlu seen taxawaay di rafetlu aussi taxawaayu soxna Khadija ak kuréel bi di taxaw wax dëgg neex yàlla li nga xam ne mooy tarixa bi ak daayira yi vraiment comme ni nga ko waxee aussi yeneen tarixa yi surtout jigéen ñi seen taxawaay dafa am solo waaw loolu dañ ko war a continuer ci loolu moom moo ñu tey suba ñu nekk ci jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm fexe ñu ngi ñaan yàlla na mbas mi bu fi jógewul ba faw mu wàññeeku lool ba nga xam ni li nga xam ni moom mooy tiitaange yi wàññeeku vraiment ñi ngi jéggalu aussi ci bépp njuumte boo xam ni ci li nga xam ne moom doon liggéey am na ci ñuy ñaan xeetu ñu gën ñu wóolu ñun tam ñu gën a taxaw gën a defaru ba nga xam ni li nga xam ni moom la ñuy ñaan ñëpp nekk jàmm mu am ñu ngi lay gërëm maa ngi lay jéggalu bu baax docteur Mamadou Makhtar Ndiaye jiite comité d'alerte bu Covid-19 au niveau de la direction de la prévention ci ministère de la santé baal ma ak woo naa la n'importe quelle heure tous les jours n'importe quelle heure bu ma kenn ne kar rek wax ma benn cas rek yow ci sama xel ci yow lay jóg nga def ko nag ak vraiment beaucoup d'empathie ak vraiment sa présence ak sa lépp ñu sentir ko au niveau de la riposte Covid-19 yàlla na yàlla fay la yow soxna Khadija maa ngi lay gërëm bu baax sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam vraiment nga nekk yow tamit jigéen bu taxaw ci kër Seydi Hadji Malick bu gàmmu ñëwee yow tam gars yi dañ lay sonal lool waaw ñu ngi lay gërëm bu baax de la bàyyi nga tàggoo. waaw di sant yàlla rek ci teewaay bi ñu tee fii defe naa ni waxtaan bi am na solo lool te wax sa dëgg yàlla gëm naa ni buñ fi jógee itamit liggéey bu ñu nekkee amaana docteur ci jokkaay bii ñu toog am na lu mu war a mën a jëlee ci ñun suñu xalaat ci ñoom seen liggéey ak comme ñun tamit defe naa ne am na lu bari lu ñu am compréhension ci ñoom nañuy liggéeyee ci kon loolu rek lañ doon ñaan yàlla donc di profito rek di ziar suñu kilifa bi nekk ci cellule Zawiya Tidiane di Serigne Abdoul Hamid Sy dinaa ko jottali incha allah di ziaraale sama yaay soxna associé Bint Al Amin mi ma doon tudd léegi di ñaan yàlla rek dinaa ko jottali incha allah di ñaan yàlla jële fi mbas mi ba ku nekk dellu ci activité am incha allahu rabbi yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def di sonjaat rek nit ñi ci li ñuy wax tout le temps ñuy
takk masque ak tamit di def li leen digal di sorewante di raxas seeni loxo fu ñu toll waaye itamit lépp lu leen docteur yi digal ñu def ko ndax pour ñoom la pour ñun la pour askan bi yépp la bu ko defee bu fi mbas mi jógee incha allahu rabbi ku nekk dina delluwaat ci sagoom ci lépp lu mu doon def waaw di leen jaajëfal di gërëm waa Asfiyahi fii sama kër la di sant technicien yeeg ñëpp ñoom Moussa ñu miinante lool waaw sama xarit la sama càmmin la sama xarit la di ziarale Ahmed Ndoye moo may lakkal ne naan ma temps bi jeex na Ahmed ñu ngi jégalu di tàggatoo rek di ziar Mamouma rek ñëpp donc asalaamaaleykum donc mesdames et messieurs waaw maa ngi tàggoog yéen ci tàggoo bu dul nekk abadan waaye di leen jox rendez-vous rek dimanche prochain incha allahu rabi ci beneen thème ak yeneen i invité sant yàlla boog julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ziar bu baax nag directeur muy Mame Omar moom tam di ko ziara ci kër bi la bokk ci xalifa yi ci kilifa diine yi la bokk maa ngi koy ziara Mame Omar kon à très bientôt incha allah à dimanche prochain bu soobee yàlla. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?